asalaamaaleykum mbokku Sénégal mbokku àdduna ni ñu koy saxee di def ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen foo leen nekk si àdduna bi ñu ngi leen fay fekk di leen ñaanal jàmm ju bëri sutura wérgu yaram waaye tamit ak talak fekkee ñu am mbégte àndateeg yéen ci seen émission teewlu Ramadan fii si ITV la télévision ici et ailleurs nu ñu koy defee rek dañu am tey mbégte dalal ñaar ñoo xamante ne ay royuwaay lañu fii ci Sénégal kenn ki di tudd maman Amélie mu nekk présidente du comité consultatif des femmes de Hann Bel-Air maman ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay waa fii Aïcha di kontaan bu baax di nuyu sama beneen doom ji nu mu tudduti madame Aïdara moom tamit di kontaan ci plateau bi nga booleeg moom ndaxte wax dëgg yàlla jot nga ma branché ci li muy yëngatu te soxla naa ko lool kon ñaan ñu soxlante nga boole tey. Macha Allah. di rafetlu invitation bi wax dëgg yàlla di ñaan yàlla lépp lu ngeen ci jublu rek yàlla na sut sunu njort yàlla na ko yàlla jubal idée yi jubal wax ji ba nga xam ne ñi ñuy déglu dinañ ci am mbégte waaye ITV tamit am ci yokkute ba beneen yoon tey wax dëgg yàlla ñu mën na soxla ñu ñëwaat toogaat. incha allah jërëjëf yaay booy sama beneen invité nag macha allah tarkala waaye sant bi rek ko yàq Camara Yile Mafoudia Camara Aïdara mu ngi nekk chef projet concept boutique ak coach en business et en retail nga nekk tamit professeur fële ci Telma ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm si ITV. merci beaucoup Aïcha maa ngi la gërëm di la sant di remercier ci reconnaissance bi nga def di ma woo pour ma participer ci plateau bi donc maa ngi nuyu ñëpp di leen gërëm di leen sant et merci beaucoup. jërë ngeen jëf ñu leen di fàttali ne seen émission teewlu Ramadan fii la du feneen ci ITV la télévision ici et ailleurs ngeen mun ñu seetaan ci direct Facebook bi ñu fay teewlu yëpp mais tamit ci canal plus canal bi 398 la 217 bi dafa nekk ci paan ñu nekk di ko defar balaa moo jàppande incha allah 398 bi ngeen ñuy seetaan. tey nag soxna yu yàññ yi dañuy waxtaanee li nga xamante ne mooy Ramadan mais consommer sénégalais ci biir Ramadan parce que keroog dañu seetlu ne lekkin yi dafa xaw a doy waar te dañuy jéggaane loo xamante ne feneen lañ koy jëlee bàyyi fi li nga xamante ne moom la ñu moom te mu nekk li gën ci ñun dañuy dem seetaan benn élément léegi régie ci consommer sénégalais bi ñu dellu si waat gën a yaatal waxtaan bi. Lacciri ci pulaar. cere ci wolof couscous ci français mooy produit bi entreprise familiale bi tudd Fouta Food di defar ab famille sénégalaise bu jógee Guinée cere bu ñu defaree farinu mboq mooy seen mënin li tax ñu tànn mboq bi. bon dama tànn maïs bi parce que maïs bi dafa yomb defar moo tax ñu tànn maïs bi en plus plat bi comme ñëpp xam nañ ko lacciri Pël Fuuta yi ñoo xam lacciri donc lacciri bi mbokk bi lañ koy defaree moo tax ñu tànn bi. farinu mboq mélangé ko ak tuuti ndox ginnaaw loolu ñu tami ko après tay ko su ñoree ñu wowal ko après def ko ci ay paquet cere ji ñu mën ci def sauce wala soow Aïssatou Lamarana Diallo mooy kiy doxal projet bi ñaari at ngi nii idée bi mu ngi jógee ba Guinée jëkkëram moo ko jox. dama demoon voyage Guinée man ak sama borom kër bon ñu dem ci benn mariage ñu lekk ko foofu mu ne ma lii arrêté naa ko gis Sénégal lu tax doo ko yóbbu foofu ma ne ko pourtant loolu mun na nekk de idée bi jour boobu la ñëw après bu ñu ñibbisee fii ñu toggaat benn at après ma def projet bi en ligne. entreprise familiale bi am autorisation defar ak jaay te taxaw bu baax ci cet gi clients yi di yokku bés bu nekk point de vente yi itam. maa ngi koy jaay sénégalais yi comme maa ngi koy jaay guinéens yi bon jaay bi ñu ngi def livraison dañuy def annonce ci réseaux sociaux yi gars yi foofu la ñuy jaar pour commander pour livraison yi aussi on a un livreur pour def livraison. Et aussi pour les ventes on a des points de vente il y a des supermarchés ak boutiques yoo xam ne boo fa demee di nga fa am lacciri bi am na foofu. am nañ benn bu nekk Pikine benn bu nekk Mermoz benn bu nekk Médina ak benn bu nekk Guédiawaye waaw. ay points de vente yoo xam ni dañu leen di approvisionner saa su ne
ngir produit bi bañ a manqué comme commande bi jëm ci benn supermarché jaay cere Fouta Food fépp ci àddina bi mooy mbébétu entreprise familiale bile. pël yi ne ko lacciri wolof bi ne ko cere ñun jaaxankay dañ koy naan photo yaay booy gis nga lii yow mu nekk loo xamante ne xam nga ko loolu nga yëngatu ci li nga xamante ne mooy consommer sénégalais ngay former ay jigéen ñu nekk ci transformation bi naka nga jàngee li ñu seetaan ba pare après ñu ñëw waxtaan ci sa liggéey. waaw jërëjëf Aïcha li ma seetaan ba pare dama cee am mbégte parce que dafa mel ni ay femmes yu organisées ñoom lay seetaan parce que unité de production boo amulee organisation doo dem parce que femme bi li ñuy nagam ñoom am nañu ay clients yoo xam ne ñi ngi liggéey ba importer di yóbbu di leen jaay man ñii sax dama leen ñee sax ñoom macha allah ñii ku leen gis xam ne ñoom yàgg nañ ci te ñi ngi def une grande production ndaxte en produit céréales boo defulee grande production doo mën a génne li nga xamante ni moom laa gis ci ay paquet ñu koy jox te wax dëgg yàlla ci li ñu wane muy mboq mi moom daf ci am lu baree bari ndaxte ñoom wane nañu lacciri bi lacciri ji moom macha allah loo ci def du doy lacciri bi sànqalu mboq bi nag moo rawati ni ngay amee sànqalu dugub bi noonu ngay amee sànqal ci mboq bi ba pare mboq bi boo ko arawee comme ni ngay amee araw dugub nga araw ko moom kese boobu tam beneen affaire la mboq bi mën nga ko transformer mu nekk comme ni ñuy liggéeyee couscous marocain soo ko liggéey dootoo jëndati couscous marocain di nga ci am cere bu sew di nga ci am caakiri mboq bi dina caakiri dinañ am cere ci mboq bi dinañ ci am caakiri dinañ ci am araw dinañ ci am sànqal boo xamante ni wax dëgg yàlla da nga koy laax kon mboq bi wax dëgg yàlla mën nga ci génne variété yu bare yoo te mboq dafa oyof. gisoon naa tamit ay femmes yoo xamante ne brisure de maïs bi ñoom dañ koy liggéey mais boo ko toggee ceeb ku ko lekk boo ko waxul du xam ne du ko xam du ceeb du ko xam ndaxte brisure de maïs bi di nga ko gis sax ci li mu la indil dafa am moom tamit bi nga xamante ne dafa tollu ak ceeb boobu nag moo gën li ko nit ñi gën a bëgg moom la nit ñi gën a bëgg bi tolloog ceeb am na beneen boo xam ne bi dafa tolloog ceebu Caroline ndax am na ñoo xam ne dañoo bëgg bu sew bi am bëgg bu xaw a dijj bi kon brisure de maïs bi macha allah moom tamit wax dëgg yàlla te jigéen ñi ngi koy liggéey boo xamante ni yow boo ko dee togg da ngay ñëw rek di xooj yow doo ko sebetaat parce que bañ koy liggéey sebet nañ ko ba mu set weer ko ba mu wow soo koy def ci paquet yi kon yow boo koy togg rek da nga koy xooj un peu de temps rek daal di teg sa kii rek daal di togg am sa som bi macha allah boo xamante ne ñoo ngi ko bëggee rek ni nga ko koy man brisure de riz bi de mbokk bi dama koy conseillé jigéen ñi naka jekk gis nga ba ma ko essayé man dama ko essayé du luñ ma nettali ba ma ko toggee samay waa kër dañu togg ba ñu lekkee ba pare ma ne leen est-ce que xam ngeen li ngeen lekk lu mu doon ñu ne ma du ceeb ma ne leen mbokk la sama papa boobu ba léegi bés bu ne def ma koy laaj sama yaay mu ne waa brisure bi nga ko man mais ni nga ko toggee man xaw ma ni ko noo ko defee ma ne ko amul problème comme ceeb la mais doo ko xam et puis dafay neex macha allah te du niin mu nekk lu am solo maman yow kañ nga commencé déjà yëngatu ci lii di consommer sénégalais bi transformation bi ak formation bi waaw man maa ngi ko commencé dama ko mosoon a bëgg nag ndax comme dama jiite ay jigéen ñu dëkk ci dëkkin boo xamante ni Hann Bel-Air dëkku village la Hann équipe de femmes Hann équipe Hann Santhiaba Hann Ganga ba pare ëmb Hann sur Mer donc Hann Bel-Air dafa yaatu kon tey wax dëgg yàlla ñun on vit presque en famille léegi ma bëggoon nag am activité bi ma koy liggéey noonu mën ak jigéen ñi te amuñu woon sax possibilité liggéey wante gis nga boo bëggee dara yàlla sunu borom moo la ci fekk dañ doon liggéey noonu rek amuñu woon sax matériel bi nga xamante ni soxla nañ ko mais dama ne woon nañ koy liggéey bu nu paree ñun ñu ko doon liggéey ñoo nekkaat clients yi waaw ñoo koy jëndaat yóbbu ko sunu kër ñoo koy consommer biñ ciy dem ba yàgg yàlla sunu borom bi tara tawul benn ONG bu nekk ci VDN bi di jàppale jigéen ñi ñëwal boppam à la mairie xamuma de ñëw ni leen ñun de fi ñu nekk ONG lañu boo xam ñu ngi tudd Trust Africa dañoo bëgg a fekk
ay jigéen ñoo xam ne ni ngi déjà en cours de travail ñu jàppale leen ca la ñu bëgg ñu ni kon nañ ko yóbbul maman Ami bi ñuy ñëwee wan naa leen savonnerie ñun ma commencé nga ko ba pare mère yaa ngi nii ak say paquetu saabu yi waaw ma ne waaw ma wan leen micro jardin ñun ma mère bak yaa ngi nii yaa ngi am say naanaa yooyu mère lan nga xam ne bëggoon ko tam man leen céréales waaw ñu ne ma est-ce que mës nga ko def man leen mës naa ko def de ñun ma mën nga nu woon fi nga doon bind ma ne waaw ma wan leen fi doon bind dañ doon perte à chaque fois bind bi nekk lu am solo parce que ñu bëri dañuy négliger bind bi te ñi nga xamante ne dañ lay financer foog ñu mën a am lu palpable lu ñuy sukkandiku pour mën la jàppale xam yow fan nga tàmbalee ci lan nga nekk ak fan nga jëm très bien dañ doon perte à chaque fois ñun waa moo am yow lan moo tax ngay liggéey di perte rek te commencé waat ma ne damaa bëggoon xam perte bi fan la waaw loolu moo tax may continuer di liggéeyaat ndekete perte bi mi ngi ci quantité de production bi maanaam su fekkee ni yow teg nga sa benn saaku dugub ak sa benn saaku mboq nga ne yaa ngi koy produire boo ci génnee charge yi ci war a génn am na ay charge bu fekkee da nga am machine di nga fay électricité li dawal machine bi di nga fay la meññee ñiy produire di nga leen fay am déet yooyu ay charge la tout à fait soo ko génnee presque da ngay perte dootoo am xaalis ndekete nag il faut nga yokk bi ñuy yokk petit à petit suñuy produit su ndaxte li ñu doon defar dafa doon tuuti ma ne na ñuy yokk bi ñuy yokk nag si laa gisee ni affaire baa ngi ñëw amuñu woon dara mais perte nu woon mais xaalis bi yem na ci ma ne kon bu yàggee dinañ am ñoom nag foofu lañ ma jàppale ñun ma kon yow mère Ami fii lan lay jàppale dañ lay yóbbu ITA defal la foofu formation bi yaag 10 femmes ñu yóbbu tànn ñu 10 femmes yóbbu nu 10 jours ñu ñëpp ñu am suñuy attestation ñëw wannu naka la ñuy fexe bay production de qualité te maintenir hygiène bi parce que lépp loo xam dañ koy lekk rek qualité hygiène la qualité ak hygiène soo amee matière première qualité ni nga koy liggéeyee ba bala nga koy conditionné yëpp nekk hygiène kooku moom macha allah soo produit mën a toog ba at dañuy def sax ci kii bi date de péremption bi 6 mois mais mën naa la wax Aïcha produit bi bu jaaree yoon mën na nekk at 1 an maa la ko wax ndax ça dépend ci ñi ngi koy liggéey ak fi ñu koy denc fi ñu koy denc donc bi ñuy ñibbisee jóge ETA man leen kaay leen ñu yokk suñu production ñu naan ma fu ñu koy jaayee mën na ñooy nekkaat clients yi ku doon jënd 2 kilo 4 kilo moo tax gis nga loo gis organisé wu dafa ci baax dafa fekkoon organisé wu nekk des groupement wax dëgg yàlla yoo xamante ni dañu amoon suñu fond de caisse di gëm suñuy fonds propre nga xam ne wax dëgg yàlla bu partenaire ñëwee dina fekk ñun ñu ngi ci encore xam nga fan laa xamee ne ndekete liggéey moo am solo xam nga kii bi ñu ma ñëwee lu ñu ma wax ñu ne maman mi est-ce que mën nga nu woon la situation de lépp looy def fii des 3 dernières années ma ne waaw di génne suñu benn membre groupement ndeysaan boo xam ne comme ñun mag lañu danoo tànn ci suñu biir suñu benn secrétaire comptable ku ñu gën a nekk xale ku jàngam kowe ba pare nekk présidente groupement mu ne ko kaay nekk secrétaire comptable moom moo doon joxanteeg ñoom ci suñuy rapport financier ak rapport narratif bi ñu yóbboo ITA ba nu jàngal nu ba pare jox na suñuy attestation subvention noonu di gën a neex subvention xam nga nekkul financement ndax buñ la financé da ngay delloo dañ la ciy tegal intérêt waaye ñun dañ loo subventionné ak condition dañ ma tegal ni ma mère Ami ñi ñu jot a subventionné eggalee wunu ak ñoom parce que subvention duñu ko xëppandoo dañ lay jox première tranche xool ñi ngay liggéey ni la wax ma loo ciy def soo paree narratif nettalil financier fu xaalis bi jaar nga déposé ñu jox la 2e ñun ba mosuñu egg 3e ma ne ma de dinaa egg si nettali rek la ak wax fu xaalis bi dugg macha allah jërëjëf yaay booy Mafoudia da ngay ñëw intervenir ci partie boobu parce que gis naa ne intéressé na loolu déjà dans un premier temps li mu wax dafa am solo organisation ci lépp la nit ki yow sa bopp da ngay mën a organiser sa kër organiser sa lépp ba pare nag boo organiser kër gi nag organiser koñ ba organiser ville ba ñu mën a organiser dëkk bi mais tamit femmes yu bëri problème bi ñuy am mooy
ni ma maa wax nii ñoom xëy na ay mag nañu ñenn ñi jànguñu mais jël nañ koo xamante ne compétence mën na leen bindal mu nekk un plus ba pare mu nekk lu am solo loo xamante ne ci processus formalisation bi. Tout à fait. Ce qu'elle a dit c'est li mu wax dafa pertinent parce que malgré que comme ni mu wax ne ay mag lañ bon certainement am na ñoo xamante ne jànguñu mais elles ont su s'organiser. C'est une question de bon sens. maanaam nit ki xam na ne lii pour mu fu mu bu bëggee jëm fi muy egg il faut que mu defee ko nii donc elles ont utilisé seen bon sens bi ñu ko utiliser nag dafa bi mu càngee dafa ànd ak ñu compétent comme ni mu ko waxee ñoom ay mag lañ dañoo jël secrétaire comptable c'est-à-dire que dans un business arrivé à un moment boo demee ba càng fen il faut nga ànd ak koo xamante ne mun na la jàppale si li mu mën léeg-léeg mën na nekk ci partie comptable léeg-léeg mën na nekk ci partie communication maanaam mbiru notoriété visibilité léeg-léeg mën na nekk ci partie marketing léeg-léeg mën na nekk ci partie commerciale dëgg la mën na nekk ci partie commerciale il est important que entrepreneur mu xam ne arrivé un moment il faut que mu ànd ak koo xamante ne dafa xarañ ci li mu xam ci compétence am mu jàppale la mën na nekk tout le temps mën na nekk de façon temporaire mën na nekk prestation yéen a xam selon seen doole fu mu nekk mais ngeen am ñi leen accompagner te gis nga ni nga ko waxee subvention bi lu am solo la baax na mais ça veut pas dire que jox neen la xaalis nga tëdd si loolu baaxul dañ lay jox xaalis mais il faut nga rendre des comptes day tax ne peut-être benn ONG mun na la jàppale mun na nekk ñaar ñett ça c'est très important bul jàpp ne jox neen ma xaalis bi naa ko wasare def lu ma neex non dul noonu donc ça c'est très important et li mbiru ITA bi mu wax c'est très pertinent on a beaucoup de femmes yoo xamante ne dañuy liggéey ci transformation alimentaire mais duñu ut Fra Fra boo ko amulee FRA boo ko amulee doo mën a jaay ci supérette man maa ngi nii damay gérer ay supérette supérette yi may gérer li ma lay lëkkal laaj mooy est-ce que am nga Fra luy Fra ma ne ko yow booy jaay dara ci ay est-ce que mën nga balaa ngay eggale mën nga ñu expliquer Fra boobu noonu li mu doon ak naka la ñuy def pour am ko alors ñi ñuy déglu ok donc il faut se rapprocher donc de l'ITA qui est un organisme qui est je crois à Anne et qui est géré par le ministère du Commerce et de l'Industrie donc c'est une autorisation qui est décernée avec des laborantins qui vont tester le produit qui vont vérifier que le produit est propre à la consommation maanaam nit bu ko lekkee dara benn jàngoro du ko ci fekk et day vérifier aussi booy togg booy defar produit bi est-ce que norme d'hygiène yaa ngi fa pour loo xamante ne du lor client final bi très bien donc day ñëw xool fi ngay liggéeyee xool ba xam set na xool ba xam est-ce que c'est organisé est-ce que boole par exemple ay produits nocifs ak lekk xam nga loolu mënul nekk loolu lay xool day nekk gage de garantie gage de sérieux et de qualité bu état bi di défendre ci kii bëgg a liggéey certes c'est un coût c'est 50 000 francs par produit donc bu fekkente ne da nga bëgg a def gamme bu yanj dafay compliqué mais c'est important c'est nécessaire parce que day tax ne face à ce fournisseur wala futur client da ngay crédible day wane ne da nga def sérieux ci sa liggéey mais nga bëgg a jaay mbiru lekk te defoo si Fra loolu moom risque la nit ñi dañ koy jënd mais risque la ci bopp koñ bi nga koy jëndee non dafay risque la lu la si fekk tu peux te retourner vers personne donc quand vous voyez quelqu'un qui a le Fra c'est très bien moi toutes les femmes entrepreneurs que je coach li ma leen ñëkkal wax dem leen uti ji Fra dem leen uti ji Fra boo leen bokkee tontine 50 000 boo leen munti jot dem leen ngeen ut Fra parce que day tax ne di ngeen dem Auchan ñu mën leen référencer di ngeen yenn grande distribution yu bëri di ngeen mën a jaay foofu Fra boobu tamit bokk na ci li tax nga mën a exporter ut ay partenaires bien extérieurs sûr tout à fait day fekk aussi nga am carte import export ngay am carte commerçant donc day tax ne loolu ngay mën a exporter day fekk il y a beaucoup d'entreprises des sites e-commerce qui sont ouverts aujourd'hui à l'étranger qui sont spécialisés dans le consommé sénégalais ou africain mais ils peuvent vous référencer vos produits dinañ ñëw loolu ci noonu maman yéen aujourd'hui seen comité bi déjà ñaata jigéen la réunir déjà ak yan produit ngeen di liggéey waaw xam nga comité bu yaatu la ndaxte Hann Bel-Air dafa nekk benn commune boo xam ne macha allah dafa yaatu nekk na ay 24 quartiers donc ñun ñu ngi regrouper presque 200 organisations féminines
ci biir comité consultatif bi ñoo xam ne ñëw nañu adhéré parce que loolu nga mën a def pour nga xam ñan nga war a liggéeyal ndax dañu demander une adhésion de 5 000 francs par organisation su ko defee mu nekk groupement de promotion féminine mën na ñëw groupement d'intérêt économique mën na ñëw daayira ya fa nekkoon ak mbootaay sax dañoo ëlbatiku soppaliku def ay GIE pour que ñu mën a ñëw adhérer pour que ñu mën leen a yóbbaale ci si papier juridique bi nga xam ne moo ëmb comité consultatif bi léegi comité consultatif bi nag moom moo ëmb GIE yi nga xamante ne am na GIE ñii ñi ngi def microjardinage ñii ñi ngi def céréales ñii ñi ngi liggéey ci savonnerie mais ñoom ñëpp dañu adhéré nga xam ne ñoom bu boobaa comité consultatif daf leen di accompagner di leen renforcer seen capacité financière xaalis rek la leen mën a jox pour que ñu mën a dem mën a dem def continuité ci seen activité yooyu ñu doon def ndax xam nga comité bi dafa yaatu te xam nga production doo jël lu mat ay 100 femmes 50 femmes di leen indi donc production boo gis minimum 5-6 femmes ñoo koy gérer. D'accord. ñu tuddee ko une pool de production. su ko defee yooyu nag moom mooy doxal liggéey bi nga xam ne soo amee pool de production ba nga xamante ni macha allah mokkal nañu. petit à petit nga leen di roof ay ñu bees ñu leen di jàngal. ndaxte surtout en produit céréales. xale yi dañ ko xaw a ragal xam nga dañ ragal mooñ xaw ma lan waaye nag xam nga ragal lu nu mooñ de affaire bi dafa yomb léegi de. da ngay dem marché bi jënd cere. waaw ñëw togg sa ñeex. mais nga mën cere. waaw nga toog sa jëkkër di la xool wala sa goro boo uf sa leket gi waaw mooñ ko ba mu gis daf lay respecté sax bu baax waaye su paree soo toggee Day ñu am barke. yooyu mooñal ma bu la meree du la ak nga mooñal jot bi mën na ñàkk jot bi mën na ñàkk comme ñun léegi dañuy daw waaye yenn saa yi dimanche bi jot ak yooyu nga ñëw toog waaw daf ñu gis xam ne waaw. mën nga ah baax na ci de trop baax na ci Aha. te ma ñëwaat tuuti ci Fra bi gis nga Fra bi xam nga lan la ñu gën a dimbali xam nga ñun ñu ngi fii au Sénégal mais doom yaa ngi Europe dëgg la te gis nga doom yi nekk Europe danoo bëgg lii ñuy def ko de ñëw baax. soxla ñun toujours dañuy téléphoné ma ami am nga diw del ma dama kuy dem léegi de di bu ma ñëw nga ne ko ñëwal waaw mu daal di ñëw commandé sànqalam commandé cereem commandé arawam commandé yow da ngay kontaan ca kakal nar a consommé ji waaw te xam nga ne moos ña nekk Europe ay tubaab lañu presque dégg dañuy nga liir tubaab lañu presque tubaab lañu dañuy liir étiquette bi. waaw dañuy liir te loolu dafay dal seen xel bu foire amee fii au Sénégal nga mën a dem jaayi Oui. boo dendee koo xamante ni macha allah xam na ne yow mii da nga am autorisation de vente ah di nga ko gêner de su ko amulee Oui. waaw ndax ñiy jënd ci yow la ñuy ñëw Bu baax. donc man lu may conseiller productrices yi nañu góor gu wut Fra bi nag yombul de man 1 an topp naa ko bi ñu demee ITA un agent de l'ITA moo ma booleeg ministère du commerce ni ma demal nga téppoo sa fa say produit waaw mais xoolal 1 an laa la wax mais nag Différence. un an yooyu nu mu demee woon 1 an dama ni topp naa ko 1 an laa waaw wax aha. 1 an nooyu dama joxe sama produit Waaw. heure bu ne ma téléphoné Très Waaw. bien. fu ngeen ci toll donc Ñun maanaam ñoo foog nga am patience ñun ak ñu ngi persévérance très ba toog. bien ndaxte dinañu xool bañ a yàkkamti la qualité du produit dinañu xool hygiène bi dinañu xool humidité bi ndax yow li nga nii mën produit bi mën na toog tant de mois te du périmé ñoom tam loolu dinañ ko vérifier laboratoire la ñu yore lépp la ñuy gis moo tax fi mu nekk boo nekkee ci unité de production il faut nga am formation parce que gis nga yooyu ñiy produire bu ñu yemalewulee seeni ndox yi ñuy arawee ak seen ndox yi ñuy mooñi loolu mën na leen ko yàqal parce que humidité ba du Waaw. gaaw a deñ dëgg la te dafa war a woo koŋ bu boobaa nag yow il faut yow mi leen di former yaa leen di wax liggéey bu tekk te amul liggéey yàkkamte de xam nga ñun buñ demee di mooñ araw kii yi da ngay jël potundaa bi rek sotti mais déedéet bii ni ngay def dëgg la kon te ku yàkkamti doo am production bu baax moo tax formation bi am ci solo lool te am na ci ay ferñeent ci biir yoo xamante ni macha allah ah ñun de ñi nga xamante ni am nañu chance dem former ji leen toujours dañ ma naan mama amee man leen am na loo xam ne jànge naa ko Italia danaa leen ko jàng mais am na loo xam ne jàngewu ma ko Italia mais ci sa biir unité de production ci sa pratique ngay très bien ngay am mais loolu soo demee jàngale ji jàngale leen ko Tout à fait. dëgg la xam-xam bu wàññeeku Dëgg su ko la. defee dañuy kontaan bu bëgg a dee ndaxte tamit loolu mooy wéyal liggéey bi nee naa dëkk wala gox dafa war a am des unités de production Oui. loolu mooy richel gox
loolu mooy riisal gox waaye yow loo soxla dem jéggaani man de wax dëgg yàlla loolu su ma sañoon sama commune lu mu soxla ñoo dugg ta jubaat ci biir yaay booy li nga wax dëgg la parce que nee nga tey jii 24 quartiers ñu ngi fa donc li ngeen ni produire yéen mu nekk ci micro jardinage beeg yeneen tey jii déjà noppal na waa koñ ba bu ñu naroon paas dem feneen jëndi ko économiser nañ paas boobu déjà te lépp ci koñ bi lay ñëwaat mu ngi noonu lépp ci koñ bi lay ñëwaat mais loolu bu ci kanamee dinaa leen laaj après tamit koñ bi noo leen fa nekkee ak ñoom parce que dinañ wax li nga xamante ne mooy RSE RSE bi di nga ma ñëw nga tojal ma ko bu ci kanamee yaay booy tey jii nii yéen a ngi yëngu ci lii wax nga sànq waxu foire yéen a ngi def ay foire fii mais est-ce que lu génn tamit Sénégal ci biir Afrique bi est-ce que yéen a ngi fay dem tamit waaw loolu de mës naa am chance benn yoon ñu yóbbu samay produits en France waaw ndaxte monsieur le maire daf ma boole woon ak adjoint maire ak le secrétaire général ne ma Mama Amy demal am na foofu benn commune bu tudd en France la daal ay jigéen ñi sénégalais ñoo fa nekk demal nga rencontrer leen bi ma demee ñu organiser benn journée sénégalaise ba may dem mu yóbbaale ci samay caakri yóbbaale samay produits mais gis nga caakri bi ma yóbbu woon ñoom jour boobu moom la ñu defar di ko servi keroog mais keroog fierté bi ma am yàlla rek moo ko xam te ñama fekki woon ñoom tamit la salle bari wuñu woon de ay 6 femmes rek la ñu woon waaye nag ay doomi dëkk bi la ñu doom macha allah dama mënoon a communiquer ak ñoom wax leen ni lii yéen fexe leen ba muy am fii ngeen di ko bañ ci jéggaane ñun ma amuñu jot Mama Amy amuñu jot loolu la ñu amul yéen kay day leen produire rek di nu yónnee ma ne du ngeen ma fi wutal benn unité ma ñëw fii di mooñ ak di defar ñu ree ba bëgg a dee muy affaire micro jardin bi xam nga sànq wax nañ ko gis nga naanaa bi nga wax mais ci micro jardin lay nekk mais jigéen ñi ñoo koy bay ci bac de culture yi dañ leen ko jàngal na leen naka la ñuy daaje bac de culture ndax soo nee taabal day nekk taabalu passé wala mu nekk taabalu njaay moo tax dañ ko tuddee bac de culture ndax dafa am noo koy boo wooyee ministre ni ko daajal ma taabalu micro jardin table bu plat la lay defal doo dem parce que am na loo xamante ni yow mi def formation bi yaa war a surveiller ba nga xamante ni boo paree ba lal sa ndaxte en activité micro jardin yow di nga nekk menuisier booy daaj taabal ji menuisier waaw ndax lépp loo xam ne menuisier bi da koy ay pont ay marque yooyu ngay keroog bañ ma jëkk a yóbbu formation xaw moon noonu la demee ma sañse yow da ngay daaj ma sañse déglu ma rek ma sañse ba bëgg a dee dem CDH ba ma demee ñu jugal ma samay bant ma ne tey rek laa waaru rek te dama sañse woon defe ni rek ni ngay demee séminaire nekk te kii wu daaj la waaye ba ne yére bi na poussière waaw nga gëm ko rek keroog laa jëkk a daaj taabalu micro jardin ci laa xamee ne ndekete taabalu micro jardin bokkul ak taabalu njaay bokkul ak taabalu passé dafa am norme yoo xamante ni ak mesure yoo xam ne war nga ko respecté ak pointe yi nga xamante ni moom nga war a utiliser de façon pointe 6 pointe 4 yooyu yàgg ak punaise jënd say boo paree di nga nekk tapissier ndaxte toile bu ñuur boobu boo koy lal tapissier ngay doon dëgg la te boo koy lal war nga fexe ba lal ko ba nga xamante ni benn dara du ci mën na nga pare daal di dugal sa drain jël sa vilebrequin activité la boo xamante ni macha allah boo pare booy mélanger nag sa substrat nag foofu la yëf yi neexee foofu la yëf ndaxte foofu maçonnerie bi moo ñëw kon en micro jardin ñetti activité yooyu la boo mais gis nga soo daajee table bi nan la ko waxee mën na durer 4 ans ndaxte xam nga table bi fa mu toog doo ko fa jëlee bu dee ci CPC yi centre de production communautaire yooyu la ñuy créer boo ko amulee nga dem sa kër benn ruq boo xam ne amul heure bu nekk nga ne fa direet taabal ja wala bon bi ñëw di bale riiréet day yàq taabal da nga koy teg foo xam ne bi foofu la taabal ji di nekk bac bi di nekk dina fa durer 3 ou 4 ans yoo xamante ne macha allah xanaa sooy changé intrant bi rek ngay changé wala nga yenta nga lan mooy intrant yaay booy intrant mooy li nga xam ne coque d'arachide bi ak balderie bi ak latri bi ngay mélanger pour loolu mooy nekk moom mooy nekk ci bac bi foofu ngay ji foofu ngay semer moo lay indil naanaa ji citronnelle bi li nga fi wax yëpp ci micro jardin lay
kon wax dëgg yàlla li ñuy lekk kay mën nañ ko liggéey. macha allah maman Amélie fi mu ne nii dafa am fans club ci réseaux sociaux yi bis wan mu ngi seetaan Khoudia Sow ak Bali Diop ñu ngi lay nuyu ak soxna Sarr Thioub tamit ñoom fi mu ne nii ñëpp la fan fi mu ne nii ma Khoudia yow tamit fan nga suñu yaay booy nekkite moom day daal non si parce qu'elle est pertinente c'est une femme aux 12 métiers comme on dit parce que yemul ci li mu xam kese elle dafa nangu jàngaat waaw yokk compétence et c'est très important pour un entrepreneur entrepreneur warul des ci zone de confort ne xam naa lii rek foofu lay yem man mi ngay def ñi instant bi maa ngi ci formation su ma amee jot rek dama koy def et ça doit être très important pour un entrepreneur savoir ajouter maanaam mise à jour sa bopp di jàng waaw parce que le monde est en perpétuelle évolution les choses évoluent même informatique bi chaque même pas 3 ans les choses iPhone yaa ngi koy dañ koy gis téléphone yi chaque fois day tourner donc c'est de la même manière nit dafa war a yeesal xam-xamam yeesal ses compétences bu ko mënula jël keneen mais moom mu ko defal boppam muy xool site yaa ngi fi internet yaa ngi fi toutes les formations sont là gratuites payantes mais nit ñi neen dem jàng c'est pertinent jàng du wees macha allah non maman man wax dëgg fa dëgg man sama xol dafa sedd non man nag maa ngi doog a am invité ndekete non c'est vrai maa ngi doog a am invité parce que am na sa morom yu bëri yoo xamante ne tey jii nii dañuy jàpp ne mag lañu rek dañuy toog bàyyi yëpp di bëgg xale yi di leen defal yëpp te keroog sama médecin nee ne loolu baaxul mag dafa war di yëngu parce que moo gën ci moom mais yow moom tabarfakal la macha allah yàlla la yàlla sàmm tey jii nii est-ce que seen comité bi yéen ay mag kese la wala est-ce que xale yi tamit ndaw yi ñu ngi nangu dugg ci rapproché leen jàng leen ak est-ce que duñ ko xeeb tamit parce que tey jii nii dañuy jàpp ne ñu bëri dañuy jàpp ne transformation céréale ak yooyu mairie la wala femme rurale yi la alors que mais consommation bi pourtant fii la parce que boo demee ci biir région yi ñoom jënduñu lu ñu transformé dañ koy defaral seen bopp dëgg la ils ont tout dëgg la donc tey jii production bi citadins yi ñoo ko gën a soxla ak à l'extérieur est-ce que xale yi ñu ngi leen di nangu approché ba pare intégré leen ngeen jàngal leen waaw loolu moom wax dëgg yàlla ñu ngi ci fii ñu tollu nekk ni fii wërum relève la ñu nekk waaw waaye am nañu chance ñi nga xamante ni ñoo topp ci ñun ndax xam nga kenn nit rek du doxal dara dëgg la kon man bi may dem maa ngi ànd ak ay jeunes femmes yoo xamante ne ma xalaa macha allah wax dëgg ñoom tamit lu ma doon def rek su ma ñëwee damay bu may réciter ñoom laa koy réciter del donc ñooñu tamit ñi ngi ci activité bi kon ñooñu ñoom wax dëgg yàlla koo ci woowoon kenn bu toogee fii wóor na yàlla li may wax moom mooy wax sax lu ko ëpp ndaxte dañ ko dañu dund micro jardinage ndaxte dañu amoon chance bokk ci projet Milan Dakar bi booba mu ngi saisiroon les 7 communes mu 19 communes lañu 9 communes mais ñun dañ ci bokkoon ñun Hann Bel-Air dañ ci bokkoon te dañoo amoon chance former les femmes formé nañu 125 femmes en micro jardinage nga xam ni liste bi toujours daf ñu doon xaar du lundi au vendredi rek beneen liste ñëw na donc foofu chance boobu amoon nañ ko kon ñooñu ma lay wax ñoom ñëpp am nañu ñoo xamante ni fi mu ne tey jii boo demoon Hann dama lay boole ñoo xam ne ñun ñoo leen jàngal mais ñoom léegi ñoom mën nañu jàngalaate ndaxte ñun tam bi ñu leen di jàngal dañ leen jàngal comme nit ñu formé ñun tam ñu jàngal leen pour que ñu mën a former seen relais noonu lañu def ci céréale bi bi ñu demee ETA ba ñëw man fi mu nekk nii man dematuma ci mooñ bi damay dem di superviser xanaa di leen seet seen quantité de production matière première ba ñu paree lu ñu am ci produit fini loolu laa leen di jàppale mais ñi nga xamante ni defoon nañu ak ñoom restitution bi ay jeunes femmes lañu ña nga fa mais xam nga li leen di téye tamit mooy yow xam-xam bi bu leen ci nëbb dara gis nga ki topp si yow su xamee ni yow mii li nga xam wàññiloo ko ci 1 virgule da nga ko koy jox ba mu jeex da ciy gis boppam parce que motivation la dëgg la di nga ko motiver jox ko xam-xam mais di nga ko motiver tam financièrement ndaxte li pro kii bi activité bi dina laaj na xaalis mais li mu génnee ci xaalis mais séddoo koog ñoom wala nga jox leen ci seen wàll mais buñ ci dee gis seen bopp benn problème relève du la jafe ñun à Hann Bel-Air boobu chance la ñu am wax dëgg yàlla macha allah boo demoon tey jii CPC yi ay jigéen ngay gis ñu gérer ko mooy les centres de production communautaire bi nekk am na bu nekk parc boo xam ne maa xalaat boo demee macha allah boo demee ko tudd Agnès ma nga fa di gérer ay taabal ju dajee ko mu daajal ko boppam parce que day daf ko jàng
nga dem ci céréales am nañu 4 unités de céréales ci biir kii bi dans la commune. ndaxte du ñun dong ñun ñooy produire. 4 unités de céréales am na fa. ñuy góorgóorlu ñoom tam ci céréales pour que ñu mën a egg fi nga xamante ne bu leen fa ndimbalkat fekkee jàppale leen. ndax loo mën a gis da ngay def ci la nga mën. ndax en activité céréales yi. dafa demander nga amal sa bopp. tout ce qu'il faut. surtout machines yi. décortiqueur. moulin bi soo amagulee nag da ngay dem marché. bokk kaak waa marché. kumba mën naa ñëw indi dugubam ju ënn. mëñee bi walal ko. kumba dem. yow nga ñëw indi sa dugub ji set wecc ñu dugaloo la ko ca machine ba fekk kumba dugub moom ënnoon na contaminé sa bos. moo tax loolu la ñu jëkk a wax bi ñu demee kii ETA fexe leen am seeni machine bopp yoo xam ne du ngeen ko bokk ak kenn yéen a koy moomal seen bopp. su ko defee yéen seen produit seen matière première di ngeen ko mën a sauvegarder bu boobaa du ngeen ko bokk ak kenn. bokk bi baax na mais tamit boo mu amalee sa bopp ci ngay gën a gis sa bopp waaye nag di nga am charge ndax di nga fay. waaw baax na di nga fay mëñi courant bi kenn mayu la ko. waaw nga fay ko. yow ku bëgg dara da ngay nangoo def dara ku bëgg dara da ngay investir. du ku bëgg dara da ngay gis nga yaa ngi koy wax sànq ci affaire Fra bi. ku nanguwul investir. xaar doo am Fra. c'est clair da ngay investir ba pare di téléphoner di xaar. gis nga bi ma investir ci Fra toog naa 1 an mu soog a gis nga jour boobu ñu may woo di ma ne sa Fra génn na daf ma fekk ci tali may xaar taxi bi lay dama doon fecc te yëgu ma ne maa ngi fecc léegi nag ki ma taxawal mu ma ne yow xoolal yaa ngi lay xool di yow looy fi ma ne yii fàtte maa ngi ci tali ndax dama kontaan lool. macha allah kon yaay booy li nga wax la donc foog nga nangu investir ci sa jëmm ak patience investir sa xel investir sa doole ak sa alal ba pare boole ceeg takku bi am patience am pasteef bi am volonté. très bien sànq sa biir wax da nga wax waxu matière première bi tey jii yan fan ngeen di amee matière première bi ak yan difficulté ngeen di am ci ravitaillement. waaw matière première bi nag wax dëgg yàlla barki démb rek laa koy wax sunu productrice yi ma naan leen yéen du ngeen góorgóorlu ngeen nekk sunuy fournisseur. man nag su may dem jëndi maa ngay jëndee ji dugub Bambey de. waaw Bambey laay jëndee ji dugub. waaw ndaxte seen dugub gis nañ ni moo gën a nekk dugub de qualité ndax fournisseurs yi nekk fii. téeméeri fournisseur ak juróom nag am naa ko. waaw waaye ku ma ci jëndal am ci gis ci benn problème ni la fa ñu ko dem wëri keneen. très bien waaw noonu la ndaxte fournisseur tamit war nga fexe ba am fournisseur boo xam ne daf lay jaay matière première de qualité. ndax dañuy jënd dugub ji ba mu yombee. denc ko ba mu nekk 3 ans 2 ans nga ñëw ni ko am nga dugub mun la waaw. fekk jaayu lu dugub ju bees. te dugub bi bu beesul dafay am impact tamit. très bien dugub ji bu beesulee non seulement boo jëndee boo produire ba pare doo am quantité produit fini bi nga war a am. parce que dem na ca salte ba yóbbu na lu bari poussière ba yóbbu na lu bari génne nga ko bu amulee qualité du lu mën a indil quantité de produit fini bi nga xam ne soxla nga ko au contraire bu fekkee ne yow am nga dugub bu bees maa xala lu mu cher yow kii produit da ko war a jënd bu topp yombaay bi kii produit xam nga production boo xam ne yow xamuloo consommateur bi kañ la koy lekk xam nga seen compagnie gi da ngay ñëw ñu jaay la cere nga ne ko tegg fee mais ami nee na dina fi toog 1 an lu ma yàkkamti dëgg la yaa ngi may testé yooyu daf ci jar di sóoraale nuroowul ak bis bu nekk ma ne nuroowul ak ceet am na tey ndaw si tey lay sëy si ñu dem marché jëndi dugub bu la neexee sax nga yemale soq ba togg ko cere xam nga boo paree def ñeex ba mu neex ba mu xam nga ci saasa nga koy lekk du la wàññi dara waaye nuroowul léew bi ngay jaay di ko conditionné te xamuloo kii koy consommé kañ la koy lekk foofu lu ñu wuteeg marché bi léeg-léeg ñun la waaye yow li ngay jaay dafa seer marché gën a yombale man dem leen jëndi ndaxte kay jaay marché moom xamuloo cereem xamuloo tey la ko commencé tey la pare mais yow sa cere dafa war a durer yow toujours jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci unité d'autoproduction yi ñoom boobu problème la ñu am ndeysaan moo tax ku ci dëggalul fit doo jaay waaye nag
ñi xam dëgg qualité dëgg bu ñu ñemee sa liggéey dinañ ko jënd si bañ a yàkkamti rek ku ñëwul nekk leen boo leen client di jënd da ngeen di dem jënd ci producteurs yi directement wala naka lay demee waa ci producteurs yi nag la ñuy dem di ñu xam nga am bayuñu bu ñu bayoon nag mu gën a neex waaye ci producteurs yi tamit am na ci ñoo xam ne ci mel ni man Bambey dañu am marché jeudi ak lundi su ko defee man dama leen di téléphoné su jeudi jot mercredi jotee ma ne ko nag ma xoolal seen kii bi marché bi su ko defee moom bu ma xoolee li ma tey de xaw na wàcc tuuti wala mu ne ma tey de xaw mais nu mu mënti doon rek lu mu cher moo gën bi yenn saa yi nga jëndee fa 225 te fii boo fi fayee 200 ñu jaay la mais xam nga su fekkee ni da nga bëgg dëgg production de qualité demal jënde bu 225 ndaxte boobu moo lay may li nga bëgg yow ci quantité de produit fini ak qualité bi ak qualité bi surtout de qualité bi am na benn bis benn production boo xam ne ndeysaan sama productrice yi dama ñëw di leen soow ma ne leen waaye yéen li leen jox ci matière première ngeen di ma lii ci produit fini maa amee fii nga jënde dugub bi dan la ko waxul waaye ni ñu sonnee ci dugub ji ma ne lu ci nekkoon ay bant ay xawma lan dugal nañ ci sa ay mboq nit ki nag wax waaw mooy ñi nga xam ne dañuy toog benn place rek nga woo leen ñun la waawoo am na ni xaaral ma indil la ko ndekete lan lay indil dugub bu yàgg la yàlla ne kon nag wax dëgg yàlla matière première lu jara seetlu la lu jara tànn la ndaxte moom mooy indi finition ci sa liggéey kon te déjà ñoom xam na ni bu matière première bi baaxulee sax amee ay problème sax ñoom ñi ngi tiit ni seen produit fini dina wàññeeku muy ci mboq mi moom moo rawati mboq mi moom su amee défaut rek wàcc ko fa yenn saa yi ñu jum sax jox la mboq yoo xam ne da ngay defe ne sax xar ya ñoo tax ñu tegal la mbaadu muy yéen moom koy lu nekk la ñuy rànk wante nag booy xool booy liggéey da ngay gëstu da ngay léeg-léeg nag nga am fournisseur boo xam ne dafa lay wax dëgg am naa de mais nangam laay jaayee parce que bu bees laa am parce que nangam laa am nga dem ca keer mu yàggale bay bëgg de ni la ñëwal ma wàññi la ci nga ne xaaral ma jënd bu yomb ba mais yaa ngi wàññi sa produit fini te yëgoo ko dëgg la yaay booy dañuy teg foofu baaraam ñu ñëw ci Mafoudia yow yaa ngi nekk chef projet concept boutique déjà dama lay laaj déjà nga expliquer ñu lan mooy concept boutique déjà ak naka lañ ko war a tëralee su ko defee ñu doog a avancer déjà ci li nga xamante ne mooy consommation beeg yooyu ok alors un concept boutique mooy li nga xamante ne balaa ngay ubbi benn boutique da ngay xalaat lan nga ci bëgg a def ci mbiru design ci mbiru architecture ci mbiru lan nga bëgg a offrir comme service au client final du da ngay jóg gis ci mbedd bi benn place ñëw rek dugg du lool teg sa produit du mu la neexee non du lool concept boutique da nga koy liggéey ci kaw lan la client final bëgg kan ngay ciblé fan la dëkk lan mooy revenu am ñaata doom la am waaw yooyu yëpp da nga ko ci xool bien sûr ça fait partie de l'étude de marché loolu boo ko defee ba mu tëdd nga ne ko ki nga xamante ne dëkk na Almadi genre espace bu am lii ak lii ak lii la soxla ki nga xamante ne Bambey la dëkk espace bu am lii ak lii ak lii parce que on a des habitudes de consommation maanaam ñi ñuy consommer man li may lekkee cere ak ki nekk Bambey wala Touba ni muy lekkee cere bokkul donc fi ngay teg sa boutique dafa war a méngoo ak ki ngay ciblé li muy soxla ak li muy xaar dafa nekk loo xamante ne ñu bëri entrepreneurs yi duñ ko bëgg a def parce que ça prend du temps ou parce qu'ils n'ont pas les compétences mais c'est nécessaire dafa bokk sax ci li ñuy woowee business plan business plan mooy presque carte d'identité ou ce projet organisme wala banque boo bëgg mu abal la xaalis boo fa indiwul business plan kenn du la xool maman yaa ngi dégg jàppal boobu non moom elle travaille déjà dedans parce que biñ ko laajee ma tekkee le business plan en wolof xam nga dañoo yoroon classe d'alphabétisation dëgg la ñoo xam ne jànguñu business plan li nga wax léegi moom la mooy carte d'identité de structure wala de l'organisation tout à fait yow yaay kan yow loo xam yow loo am yow loo mën waaye li nga mën loo ci defagum
waaye li nga jot a def nag yan jafe-jafe nga ciy rencontré foofu la dimbalikat bi di ñëw. C'est clair. ah macha allah. C'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est important d'avoir un business plan pour pouvoir montrer qu'on a travaillé sur son projet. Avec sur 5 ans dire am naa yaakaar jaay si lii. waaw am naa yaakaar am si charge yu toll nii. waaw mais yàlla mooy def lu nekk. waaw mais da ngay ànd ak suivi. da ngay ànd ak suivi. donc concept bi boo ko lalee après da ngay communiquer. il faut nga communiquer mais communication bi dafay répondre à ta cible. ki ñu waxoon ne man sama boutique rek day répondre ci service bi. waaw communication bi noonu la war a demee. je donne un exemple bu fekkente ne da ngay communiquer pour ñoo xamante ne jànguñu. waaw nga bind si tollu livre. waaw mais ñoom du ñu mën a comprendre sa communication ndaxte mënuñu lire. dëgg la da ngay def ay vidéo. très bien. da ngay làkk wolof. waaw bu fekkente ne sa cible déggul tubaab nga bind tubaab wala nga wax ci tubaab. mais loolu perte sa temps la. dëgg tu ne la touches pas ta cible. donc il faut nga def ko ci wolof donc il faut adapter sa communication à sa cible. et utiliser canal de communication mooy fi nga xamante ne foofu ngay communiquer. waaw maanaam réseaux sociaux. maanaam télé. waaw maanaam journaux. wala rajo yeeg yooyu. wala rajo yi wala télé yi comme iTélé. waaw mais bu fekkente ne iTélé ki muy ciblé nekku fi ngay communiquer. doo ko atteindre. dëgg la. donc loolu yëpp dañ koy xalaat. kon daal da nga foog nga xam déjà yow kan ngay jaay. fan nga koy jaayee lan nga koy jaay ay naka nga koy jaayee. tout à fait. c'est exactement ça. loolu boo ko defee nag boo tëddalee ce projet ce concept boutique. ba mu commencé après il faut nga def opération lancement. waaw toujours communication day am communication opération lancement. et activité dañ koy suivre. comme ni mu ko waxee day am suivi. chaque jour nga def say objectifs de vente. bu méngoo ak li nga bind ci business plan bi. ndaxte organisme yi nga la jox xaalis bu ñu ñëwee ba ne ah li ma la abal foo ci toll. nga mën leen tontu. waaw c'est très important. donc entrepreneur dafa war a am suivi. xool vente yi fu mu toll est-ce que dépassé na est-ce que dépassé wul lu tax mu dépassé daf ko war a noter. suñu boutique yi ñun ñuy gérer dañ koy suivre chaque semaine dañuy def ay reporting. ba pare même bu ñu la lebalul sax yow sa bopp sa xaalis bu ko ci dugalee war nga mën a xam fan nga ko dugal ak fan nga ci toll ak lu mujj. man souvent j'ai des entrepreneurs qui m'appellent qui me disent man dama am souci xaalis bu ma am dama koy utiliser xaw ma mënuma def différence entre li entreprise moom ak li ma moom. déjà entrepreneur dafa war a xam ne day représenter entreprise muy personne morale. waaw dafa war a def différence entre moom. responsable entreprise ne maa ko moom sama entreprise la déedéet sama alal la. non tu représentes une entreprise parce que quand tu vas à l'APIX pour déposer tu donnes un nom d'entreprise. doo joxe sa bopp. certes sa carte d'identité dañ koy coller ak entreprise mais tu représentes une entreprise. c'est très important aussi dans la communication parce que des fois da ngay gis ay entrepreneurs yuy communiquer. de mauvaise manière. seen bopp la ñuy communiquer duñu communiquer entreprise. mais c'est ça. bu ñu comprendre ni que bu ñu am na lu ñu wax bu ñu ko waxee entreprise bi la ñuy yàqal. et c'est très important de savoir communiquer et de savoir qu'on est un ambassadeur d'une entreprise. même si on est le dirigeant. on est l'ambassadeur et l'image de cette entreprise. bu ñu waxee dañu kii mooy responsable kii mooy donc loolu dafay war a baax ci ce comportement yow en tant qu'entrepreneur. ci sa waxin ak fi ngay waxee ak ni ngay waxee loolu lépp c'est très important. buñ la gisee xel dal sax ñu mën la wóolu. ñam la bien sûr. maanaam maman Ami bu amee nu mu doon taxawee bu indee ay arawim kenn du ko xool. bu amee nu muy solo yëre bi xotteeku wala mu xaw a am nu mu xeeñ wala salté. waaw mais dañuy wax ne est-ce que araw bi melul noonu. waaw dëgg la de. c'est l'image. wóodee ni mu la gisee noonu la lay ëwalee. jeex na tàkk donc c'est très important de savoir ça. on communique, on suit. Et ensuite, normalement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il n'y a pas de raison. Après, il y a forcément, comme je l'ai dit, augmenter les compétences, avoir un bon personnel. Ça, c'est très important. L'IMO War 5, tout à l'heure, c'est très pertinent. Transfert de compétences. Yow du yow yaa am yaay téye doo nangoo jox ki nga ne ko exécuter lii du gis avancement dara noo bëggee mu joxe boppam ci sa entreprise. am na ñoo xamante ne dañuy ne bu ma ko wanee dafay dem bàyyi ma dafal boppam daf may bàyyi. mais loolu mooy logique concurrencer. mais loolu mooy logique. waaw nga xam-xam. tant que joxe woo ko dara dootu fa yokk. c'est clair. boo joxee sa xam-xam. wallaay joxe nga ko. waaye beneen xam-xam day ñëw roofu waay. exactement tant que yaa ngi joxe sa xam-xam. dëgg la mu ngi mel ne nga am dara rek. am tuuti ji ci maye. waaye doo ñàkk de. sama yaay nee na li ne fii bu génnu li ne fii du ñëw. maa la ko wax noonu la sunna la sax. ak sa mën-mën. li nga mën wane ko.
te yow dañ laa jàngal ba nga mën. ba nga la jàngal te ba boo nga tëb mën ko. jàngaleel. donc mais jàngale. c'est un sérieux souci au Sénégal. waaw ndaxte ñu bëri dañuy manquer compétence. waaw donc dañuy jàpp ne bu ñu joxee ñoom dañuy manquer le ndeysaan. loolu la ñuy jàpp ba pare dañuy du ñu nangu xam nga ça c'est très africain du ñu nangu kenn raw moroomam. mais loolu c'est la logique ku nekk bëgg na commencer point A. waaw egg point B. wax da nga dëgg koy ya ñaanal. wallaahi mais yow matière grise bi nga am. kenn du loo ko mën a sàcc. loolu la kenn du ko mën a jël. loolu la. mënul nekk loo joxe nit ki dina ko def mais dina ko def selon façon am. selon li mu dundee àdduna. mais du ko mën a def textiles comme ça bos loolu mënul nekk. dëgg mënul ne. donc transférons nos compétences et c'est ce que je fais à travers des groupes Facebook dans mon travail dans mes activités tout le temps même dans mon poste damay nekk tout le temps di partager li ma xam. très xam bien. nga Sénégal dañoo ñeme làkkatu nag. dañu ñeme làkkatu ba nga xamante ne bu ñuy def dara sax du ñu bëgg. wax ko parce que dañ lay naan dañ lay catu. dañ lay yàqal dañ lay toppandoo dañ lay def nii. xam nga yooyu yëpp mu ngi ci. dëgg la te li nga wax la sànq di nga gis nit day am ay employé am na li nga xamante ne da koy bëgg a defaral boppam moom. ba nga xamante ne day lor boppam. moom moo koy téye. mooy entre guillemets secret bi. mais xalaatul ne bés bu yàlla defoon tey jii nii mu war a absenté wu. wala mu feebar. waaw loolu mooy entreprise bi day taxaw. day taxaw dootul liggéey. c'est ça. boobaa entreprise bi kan moo koy employé yi. c'est clair ñoom ñooy liggéey d'accord mais yow la. sa responsabilité la. tout à fait dëgg la. c'est vrai par contre que am na foo xamante ne am na loo xamante ne war na nekk secret. waaw parce que loolu peut-être poste bi ngay am. moom lay concerner. waaw par exemple ci mbiru finance. waaw ci mbiru comptabilité. présidente yi ak directeur yi ak responsable ci foofu la ñuy yem. parce que du ñëpp a war a xam li nekk ci mbootu entreprise. ça c'est tout à fait normal. mais lépp loo xamante ne dafay doxal entreprise maanaam côté opérationnel. comme ni mu ko waxee. da nga ko war a jàngale pour que ñeneen ñi boo fi nekkulee entreprise bi du càng. voilà c'est très important. waaw parce que gis nañ entreprise yu bëri yoo xamante ne du ma ne entreprise sax liggéey yoo xamante ne. keroog ba borom faatoo. la mbiri fay. di nga gis ne njaboot yoo xamante ne. waaw kilifa gi moo doon def léegi moo doon mais keroog bu ma demee. deful passation de kii bi. noonu de connaissance. bi transmission de connaissance. defu ko donc mbiri fa lay jeex fay. benn yoon tey jii nii yow. femmes yi nga xamante ne da nga leen di coacher lan mooy nekk seen principal blocage. alors seen principal blocage mooy doon financement loolu la ñuy wax. et man jàpp ma ne financement mu nekk blocage. pour yow lan mooy seen blocage. man je pense que seen blocage mooy seen compétence. ndaxte moi j'œuvre pour l'autofinancement. waaw comme ni mu ko waxee. amal leen seen bopp. tontine yaa ngi fi. certes il faut faire attention. wala tey boo jaayee lii. nga am si bénéfice temps. ça veut dire que nga xam ni ngay calculer sa prix. nga bañ a perte comme ni mu ko waxee. nga am bénéfice je dis 100 francs. nga ne 50 francs bi maa ngi nii ma def ko de côté. yeneen 50 francs yi ma duggalaat ko ci capital bi. ma produiraat lu gën a bëri. lu gën a bëri. léegi 50 francs yi ngay teg chaque fois dina am lu muy somme bu muy def. waaw nga jënd kii. li ngay wolee machine bi machine bi tout finance meññee bi bul xaar keneen di la ko defaral loolu la mais il faut apprendre à économiser à être organisé à épargner leneen bu ñëwee fekk la comme ni ñuy taxawee ñoom day sawar day wax ne kii xaarul ma ñëw pour ma def dama si injecté xaalis mais boo toogee nii man damay xaar financement jox leen ma financement di ko way fu nekk mais yow jéemoo si def dara léegi ki day wax mu ne ma kii su ma ko joxee xaalis su si man dara def dara parce que bu jéemul dara c'est exactement ça dimbal na ci fekk loxoy borom c'est ça mais moi je pense que le frein est surtout la compétence financement rek laay bañ a dégg lan financement yi ngay bañ a dégg bëgguma ko lu xam nga lu tax waaw am na loo xam ne soo ko amee yaay financé sa bopp gis nga su fekkee da nga am sa unité de pro wala sa loo xam activité boo xam ne da nga ko war a gérer xam nga dafay activité bu ne laaj na matériel laaj na équipement mais yow gérer loolu fexeel ku la jàppalee ci matériel yooyu soo ko amee exactement ak équipement bi nga xamante ni soxla nga ko ci liggéey bi mais yooyu bu matee boo amee machine am nga décortiqueur am nga épierreur am nga bi koy wal sunguf léegi yow boo paree lan ngay def productrices yi il faut nga motiver leen mais léegi boo jaayee da nga leen di wan nii léegi bu ngeen jaayee bu ngeen liggéeyee lii di ngeen am lii xam nga man productrice yi
balaa ñuy commencé liggéey man leen tant de matière première moo fi ne Waaw. su ngeen ko liggéeyee yëpp comme il faut Waaw. nangam ngeen di am xaalis Waaw. mais loolu kooku mu sawar day sawar xoolal 9 heures dañu jóge seen kër waaw yenn saa yi sax ndeysaan su xawee kii ma ne du ngeen toog noppalu dem mu tooguñu noppalu de dañuy dem eggale ji buñ paree nga fay dëgg la gis nga nit ki su dee gis boppam ci liggéey bi waaw da koy sawarloo te bu boobaa liggéey bi du doon kenn nit la. ndaxte ñiy produire di mooñ bokk noog ñi nga xam ne bu nu paree ñoo leen di jàppale ci emballage waaw te ñooñu tamit buñ ca xalaatulee dara yendu fa ba ngoon jot dem nga ne leen jërëjëf du nu ñëw te loolu tam lii liggéey bi la ndaxte emballage bi am na étiquette yoo xamante ni c'est en français waaw productrice bi bu jàngale du xam bii araw la mën na jël araw ba tafal la ko ca cere ja wala mu jël arawu cere ja tafal la ko ca brisure ba su ko defee xale yooyu nga xam ne jàng nañu wala mag ñi nekk seen biir ñëw équipé emballage bi bu nu paree vendeuse ba jël yóbbu ca kantinam moom it bu jaayee am na daan gis nga liggéey bi bu nekkee arraché ku ne di ci gis boppam ku nekkay sawar yenn saa yi bu nee tekk sax ñu ne yéen du ngeen produire xanaa leen du ngeen produire gën ngeen produire su ne dañuy xaar produit fini bi wàññeeku ndax dañuy bañ mu borog ndax am dañ fa benn boutique bu ndaw boo xam ne cantine la rek ñun foofu lañ ko teg ci suñu siège nga xam ne bu nu produire kenn nekku fa am na ko fa nekk di jaay foofu tamit am la ñu koy motiver donc liggéey bi bu fekkee ni kii liggéey xam na xam nga lu bon di liggéey loo xamul mais ki xam ne su ma liggéeyee lii su ma paree lii moo ma ciy fekk mais da ngay sawar da ngay sawar macha allah li nga wax léegi nii ci chaîne de production bi mu nekk lu am solo parce que Mafoudia boo xoolee ca ka kay bay ka koy transporter ka koy jaay ñëw moom ñoom jënd ko transformer ko ak ni mu waxee ñoom si chaîne bi yëpp à leur niveau ba ñu yow transporter waat ko yóbbu ko ci concept sport beeg magasin beeg supermarché ba ka ko fay jënd yóbbu ko ka nga xamante ne sax traiteur la day dem jënd ko togg ko dem jaayaat ko loolu yëpp mu nekk loo xamante ne ci askan bi lay delluwaat mu nekk lu am solo ginnaaw bu ñu waxtaanee keroog déjà vertu yi nga xamante ne déjà consommer local gi am na ko ci ñun parce que nit ku ne fa nga ne borom ba li nga soxla pour sa wér gu yaram ak sa dundin yàlla saxal na ko dëgg la tey jii yow à ton niveau chaîne de valeur boobu noonu naka nga ñu koy mën a décrire. Alors cette chaîne de valeur comme elle ni mu ko waxee c'est très important de xam sa fournisseur fournisseur booy choisir da ngay xam fi muy nekk moom tamit fu muy liggéey ni muy bayee ni muy liggéeyee ak sax employé yi di liggéey foofu xam ay employé dafa am solo parce que par exemple bu jëlee ay employé yoo xamante ne naka sudul noonu leen seen comportement dafay impacter ci sa produit fini yaa ngi comprendre donc ça c'est très important de le faire léegi aussi optimisation des coûts pour que produit madame matière première ñëw ba si foofu optimiser les coûts peut-être parler aussi d'environnement wàññi aller-retour yi jéem a def peut-être benn convoi plutôt que d'en faire parce que ça joue sur l'environnement kii wu effet de serre yi xam nga pollution bi donc loolu c'est boo defee va-et-vient ça plusieurs passes lay doon c'est ça mais dafay jouer ci prix final xam nga donc ça c'est très important bu ñëw aussi fan nga koy dugal fan nga koy stocker da nga war a dissocier zone de production ak zone de stockage ak fi nga koy stocker ak température yi c'est très important loolu boo amee aussi ñuy liggéey ñiy dem di jëli matière première yi lan la ñuy sol est-ce que sama sër bu kii wala sur le t-shirt publicitaire yi lay sol wala nga def sa greffage ak sa mèche da nga war a sol Charlotte sa karaw yi dafa war a nekk nëbbu nga raxas sa loxo yi surtout temps wu Covid yi ñu nekkee xam nga donc c'est très important fii ñuy produire dafa war a set am nettoyage loolu bu ñuy amee ba mu pare fii ñuy jaay fii ñuy stocké li produit fini dafa war a am li mu wax ci affaire u étiquette dafa am solo trop étiquette yi dafa étiquette moom man su ma jëndee sa produit damay xool sa étiquette ça c'est le côté marketing côté packaging yi aujourd'hui macha allah nit ñi si def yu xarañ et puis aujourd'hui plastique bi état bi daf ko interdire dëgg la plastique bi état bi daf ko interdire plastique lañ doon def yu ñu doon bind xawma sérigraphie lañ koy def ñu desee rafet mais léegi da ngay gis yeneen yu rafet dañuy nekk fii feesal mbedd bi donc c'est très compliqué aujourd'hui on utilise du papier papier boo xamante ne dina am sax des fois benn vitre genre pour ngay mën a xool lan moo nekk ci produit bi mais li ci des yëpp papier lay nekk étiquette dafa war a am norme dafa war a am ay inscription yu ci nekk ñu bëri duñ ko def dañuy nekk fii def seen logo def numéro téléphone yónnee ko noonu non lan moo war a nekk ci étiquette bi
tey jii nii. étiquette bi da nga war a am turu produit bi. waaw étiquette bi da nga war a am fi ñu ko defaree maanaam dëkk bi ñu ko defaree. waaw étiquette bi da nga war a am composition de produit. ndaxte par exemple da ngay gis ay nit yoo xamante ne dañu am ay problème allergique. waaw. donc bu ñu lekkee loo xamante ne mun neen ci faatu. wala mun neen ci am jàngoro. waaw bu ñuy wane ne que produit bi yaa ko defar mun nga ci am problème bu ñu la yóbbee ci yoon. dañ lay porter da ngay am souci. te bindoo ko ci woon. c'est ça léegi tu n'es pas obligé nga def ci maanaam def naa ci 30% araw 50% non loolu amul ci problème mais nga wax ne. def nga ci dugub def nga ci ceeb. def da nga war a lister. ingrédients yi ci nekk composition xam nga. maman mën naa la jox benn sachet nga xool. après mun nga ci def aussi. mun nga ci def aussi. ce qui nu mu tudd. c'est information maanaam boo nekkee ci sa communication fu ñu lay mën a contacter. place ba nga koy defee ak sa autorisation Fra. waaw bu fekkee pardon bu fekkente ne da nga am Fra. sa autorisation Fra daf ci war a nekk. ndaxte service du commerce wala service d'hygiène bu ñu ñëwee loolu la ñu ko xool. buñ ko ci gisulee. ci supermarché yi da ngay am problème. dëgg la tu vois. donc après nit ñi nag passation bi pour kiiwu format papier yi. dafay ñëw au fur et à mesure. Au fur et à mesure dañuy ñëw parce que c'est pas évident ça représente un coût aussi. Et que ici il est compliqué de trouver aussi ñi am maanaam packaging gu papier bi. waaw am nañ ay sociétés ñu koy jaay mais dafay impacter coût yi. waaw donc c'est vrai que sociétés transformatrices yi ils prennent du temps avant de migrer. vers le mode papier mais c'est ce que li yoon wax. donc c'est ça. donc tey jii nii par exemple ñoom maman tey jii nii bu ñu bëggoon. au-delà de supermarché yeeg supérette yi fi am. ñu mën a yóbbu seen produit à l'extérieur. packaging bi lan lay jouer ci loolu. mais packaging bi il faut que mu nekk aux normes internationales. waaw comme ni ñu ko waxee yenn produits yi ci nekk il faut que mu nekk ci. il faut que ñu jouer aussi ci li rafet. li donner envie ñu jaay ko ñu jënd ko. parce que à l'étranger. waaw à l'étranger. tey jii ma Foudia. dama lay jox benn exemple. li ñu naan exemple concret. waaw am benn ngi nii déjà packaging bi li loo ñu ci wax. bon packaging bi bon plastique la donc il faut que mu changer déjà. waaw il faut que mu nekk papier. loolu rek mooy sama souci nag. ok lii non loolu. emballage rek laay wër. ok donc loolu moom am na papier bi waaw. on voit le produit. donc c'est bon. le produit a l'air propre. a l'air sain. d'accord. étiquette bi elle peut être améliorée. parce que lii c'est une étiquette mais dafa simple. am na yoo xamante ne si tu veux vendre à l'étranger. vendre dans yenn supermarché yu tubaab yi. bii du jàll ça c'est sûr. d'accord xam nga mais loolu xam naa mun naa si am lu ma si yokk ma accompagner leen. Inch'Allah pour ñu xool ni ñuy defaree kii mais. turu entreprise baa ngi si. donc c'est très bien. Désignation du produit tiré de 1000. ça c'est une très bonne chose. manière d'utilisation. waaw mode d'emploi bi tamit war na si nekk baax na si. daf ci war a nekk waaw. est-ce qu'il faut le mettre au frais combien de temps et puis date de péremption. waaw la date de péremption est très importante. ou date limite de consommation. parce que tey jii man bu dee man maa ko jënd xam naa ni ñuy defee cere. mais étranger bi nga xamante ne xamul cere. mu ñëw gis ko. produit bi bëgg ko jënd. il faut que mu xam naka la koy utiliser. mooy mode d'emploi bi. c'est ça. voilà ni ñu koy utiliser bind nañ ko c'est vrai que def nañ photo wu maanaam mil bi et tout ça loolu am na si mun na si bañ a nekk aussi amul problème. autorisation Fra bi mu ngi si c'est très bien. manqué na date de production bi. ak date d'expiration mais xam naa peut-être comme échantillon la indil. voilà mais normalement date de production maanaam jour bi ñu ko defaree. dañ ko war a bind ak jour bi nga xamante ne buñ ko lekkee dootul baax war nañu consommer. c'est ça dañ ko war a bind. ça c'est des informations qui sont primordiales pour un produit. d'accord c'est ça en fait. li si des c'est bon hein. léegi tey jii nii maman nee na ñoom seen problème mooy packaging bi. yow léegi expliquer seen problème packaging bi lan mooy ci problème bi exactement par rapport ak packaging bi. packaging bi loo tuddee packaging bi. mooy maanaam mbuus bi kon ni ngeen koy conditionné. d'accord mbuus bi c'est général. ma nga ca marché ba. voilà pour produit soo yaa xam ndax sa produit am na qualité am na yow sa yoon nag da nga dem jëndit ñëw paquet ñëw sol ci. mais su fekkoon ne tey jii ñun dindi nañu génne comme li ñu wax ni en plastique. dindi nañ ko. te gis nga mun yàgg ci plastique bi sax
c'est pas recommandé mu yàgg ci papier bi nga xam ne dafa am aluminium ci biir moo gën te boobu nag wax dëgg yàlla lu mu ñu jaral rek ñun bëgg nañ ko ñun boobu la ñuy wër te ku ñu ci dimbale il faut yow bala ma lay bàyyi yow de xamoo sax yow mu Aïcha li nga def Almaris laa dëkk sax man. fan Almaris waaw. yow jege nga ma di waaw la kay moom jeex na. Almaris ak man ak Andel ñu ci gendarmerie bi. waaw gendarmerie bu njëkk bi. waaw foofu moom boo fa yaraax moom boo fa taxee boo ne ana unité de production bi rek ñu yóbbu la ñu ngi ci route soleil bi. waaw li mooy teewlu. mi ngi noonu loolu daal dañuy def ay link. gis nga li ma la doon ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a liggéey jëriñante. waaw ndi askan gi jëriñu ci. ñun lii la ñuy liggéey xoolal li ma la doon wax. waaw xam nga lii ça veut dire que ñoom ñoo gaawantu dem taf étiquette bi. waaw xam nga étiquette bi ça ne se fait pas comme ça. ci ñun lu ñu jàngal li espace bi des fii dafa war a yem ak espace bi des fii mu nekk ci digg bi. waaye xam nga li may wax rek problème xaw ma loolu nu ma ko mën a wax de compétence bi dafa des trop ba nga xamante ni yenn yi daf lay wër ni ay xale yu jàng ñoo ko mën. xale yi jàng ñoo ko mën ñoom ñooy xam waaw ñooy xam yooyu ñoo ko mën moo tax ñun foofu la ñu toll tu wut relève boo xamante ni daf ñuy eggaleel suñu production même bu nu mënulee mooñ lii c'est très intéressant ñu am paquet boobu ñu pesé waaw mooy contrôle qualité. waaw très bien contrôle qualité képp ku am cellule de production dafa war a am contrôle de qualité. contrôle ndaxte contrôle qualité boo ko amee moom mooy vérifier est-ce que produit bi ñu defar est aux normes. balaa muy génn waaw. c'est-à-dire comme ni nga ko waxee étiquette bi dafa war a mën a nu mu nekk contrôle qualité balaa muy dem ci mbirum jaay da lay wax ne am yóbbuwaatal lii c'est pas normal. waaw c'est ça contrôle de qualité. contrôle à tous les niveaux est très important. moom mooy tax tey jii nii. balaa produit bi di génn di dem ci distributeur bi. ak consommateur mu xam ndax dëppoo nag. charte yi mu war a def impeccable. charte lii état bi di laaj. ak charte lii entreprise bi aussi. fonctionner. D'accord. C'est ça, c'est très important. Des fois aussi dafa laaj contrôle qualité. léeg-léeg ngeen dem prévenir woo leen fournisseur. ngeen ne bëri egsi këram. egsi fi muy kii ne que xool. test contrôle audit. waaw xool ba xam moom est-ce que respecté na. important na aussi ngeen di def ay contrat ak seen fournisseurs yi. parce que fournisseur boo defulee contrat ak moom mun na looloo nga ne man c'est ça ne man dama soxla produit bu mel nii produit bu mel nii comme ça yow boo demee wala yow même sax boo demulee keneen ku dem dina xam ne day check day xool est-ce que produit am na lii est-ce que produit amul gunóor est-ce que produit amul lii est-ce que mu kii c'est très important ngeen def ay process mooy procédure. waaw procédure bi nga xamante ne produit bi bu nekkee zone bi lii ak lii la war a def après lii leen war a def. parce que procédure bu ñu ko amee après dañ koy partager avec tous les membres de l'entreprise. dañuy xam ne entreprise lii moo koy doxal. ku ko respecté wul war nga xam li lay xaar. waaw c'est très important de mettre en place des procédures. quand on est dans la zone de production. il faut faire comme ça. après ça il faut faire ça définir les différentes étapes. comme ça kenn du xam ne xaw ma ko woon. waaw ku nekk sa étape bu jotee xam nga ne lii nga war a def lii ak lii donc lii étape bi bu amee problème yow la. exactement resituer les responsabilités. même affaire ou vente. balaa ngeen di génn vente il faut que mu am fiche de livraison. bon de livraison buy wane ne que man joxe naa tant de pièces nit ki. donc bu ma koy indiwaat tant de chiffre d'affaires laa war a am. mu wax ne day manqué lii. war ngeen def ay inventaire. chaque mois. Légalement, c'est une fois par an. Mais pour suivre bien, c'est une fois par mois, c'est bien. Inventaire, mooy compter produit 1 2 3. ko wane ne lii laa fi dugaloon. lii laa jaay lii moo des. loolu moom dëgg la xam nga loolu fekk na sax ñi ciy waxtaan maa tax keroog maa ngi koy wax sax suñu vendeuse bi ma ne ko xam nga lan moom ma dafa yore carnet ki yore boutique bi. dafa yore kayam moom. chaque mois dafay am quota bu muy génne di ko distribuer organisation yi adhéré maanaam di leen ko lebal ñu dem toggi lekk léegi nag xam nga buñ ko lekkee bu jeexee xam nga dañuy bëgg a ñëwaat bu ñëwee fay nga joxaat leen loolu am na tamit ñi nga xamante au jour la leen di mais di ma koy laaj mu may wax toujours loolu est-ce que laajul yow da nga mel ni ku nekk université ma ne ko déedéet nekk ma université mais loolu dafay définir lan moo gën a jar ci suñu produit maanaam defal kolonu cere kolonu caakri kolonu brésil
koloonu sànqal su ko defee di nga xam lan moo gën a dem soo jaayee ba weer bi jeex wala ba sa li nga dugaloon sa stock bi jeex di nga xam man kat su beneen ne yenn saa yi mu yokkuloo ñu sànqal sama sànqal jeex na yokkuloo ma ne ko loolu kaye bi moo la koy wax dañu amoon ndeysaan benn consultante bu baax maa ngi koy remercier de passage gestion bu ma jot a xam ci affaire yi moo nu ko jàng dafa daan wax bu leen di wax su gan ñëwee na kaye yi di wax kon soo bindulee kaye du wax léegi yaay booy ci kaye yooyu laay taxaw xam nga sànq ne ngeen ne déjà am ngeen jéego boo leen ci def mu nga xamante ne da ngeen ut comptable bi nga xamante ne moom mooy bind yëpp waaye kaye googu tey jii nii kaye gu bu tooyoon nag noo leen di def très bien numérisation digital loolu la de xanaa war na am ci koñ bi noonu benn xale bu góor boo xamante ne daf ne informatique yor na tur ngeen jox ko mu saisiral leen ko defal leen ko mu kii parce que tey jii nii boo leen amee partenaire boo xamante ne daf leen bëgg a jàppale jox leen subvention wala taxawul leen du kay yéen ngeen koy indi déedéet di ngeen ko woon ay fichier moo gën loolu ban jéego ngeen si fas yéene def waaw commencé nañ ko déggoo ma la secrétaire comptable bi waaw moom mu ngi moom lépp lu jëm ci céréale unité de céréale bi moom laa ko affecté moom mooy xam lan wax dëgg yàlla ndax buñ demee ba yàgg moom moo naan taxaw leen yenn saa yi mu bëgg a yokk dara sax yenn saa yi ma ne ko ñii dañu sonn de moñkat yi duñ leen yokkal mu ne ma est-ce que sa xaalis la ko xaaral ba nu toog ñu waxtaan def xool gestion bi xool entrée yi xool sortie yi xool sa solde nga xool ndax àttan suñ ko àttanee lii defuñu ko pour kees gi di téye ay millions non nan ko def pour ñu bañ a perte benn mais nag ñi koy liggéey nañ ci gis seen bopp kon moom wax dëgg yàlla loolu mooy rolam moom mu ngi ci moom wax dëgg yàlla te ku mel ni man xëy na jàng bi soriwul waaye loolu tam maa ngi ciy jéem tuuti ndax bu ñu ñëwee rek ba toog rek man damay déjà bu nuyee di toujours maa ngi xool le restant des matières premières ndax ñi ngi produire yëpp bu nu parewulee man leen da ngeen sonn kon li ngeen jot a liggéey laa fi ñun ma déedéet bàyyi ñu eggale dëgg la ndaxte bu gënee pare dañuy soxla jamono day dox dañu toll ci ère numérique waaw mu ngi xamante ne lépp nga xamante ne mooy technologie informatique te ñu yéene leen loolu seen unité yi nii mu dem ba ngeen def ko usine xam ne dañuy boole unité yëpp ya fa nekk ngeen taxaw usine boo xamante ne jeunes yi keneen ak keneen dina jóge ci beneen gox ñëw di fa liggéey mais pour loolu tamit li ma wax la nii informatisation yi seen fichier yi parce que kay bu tey jii bu tooyee ngeen loolu bu léeree ngeen loolu parce que bu leen defaloon fichier bi informatique tey jii nii bu client tolloon Angleterre ne leen dafa bëgg xool seen quantité consommation ndax dina mën a répondre moom ay demande am dafay kii yaa ngi comprendre tey jii nii client bi bu nekkoon Angleterre bëgg xam yéen ndax am ngeen doole par exemple moom production bi nga xamante ne bëgg na ko li mu bëgg jënd pour xam ndax yéen am ngeen doole produire loolu du cahier bi ngeen koy déedéet for ngeen am fichier bu leen koy yóbbu ci loolu damay bàyyi ma fuja ñëw foofu parce que xam naa ne yow yaay ma gën a kii technicité bi donc côté boobu c'est très important ngeen informatiser wu seen bopp parce que da ngeen si gagner temps sax parce que temps bi ngay xalaat pour bind defar tableau jël sa règle loolu yëpp da lay jël temps moo tax léeg-léeg mu réer yenn logiciel yaa ngi fi pack office yaa ngi fi da ngay dugal affaire bi moo lay defaral yëpp boppam après imprimer kese moo si des waaw il faut absolument ngeen informatiser seen bopp parce que da ngeen di gis ñi ngeen si gaawee temps de travail bi mooy réduire considérablement et également comme ni mu ko waxee risques yi ñaanuñu ko yàlla ndox lakk wala perte wala nit sax mun na ko jël yóbbu ko bëgg leen lor ngeen nekk di wër imaginons subvention yi ñu ne leen laaj naa leen seen entrée yu mois b nit ki bëgg leen lor bëggul iñaane leen bëggul ngeen am subvention mu jël cahier bi nëbb dëgg la noo leen di def ngeen nar a perte subvention dëgg la il faut absolument ngeen subvention ngeen informatiser seen bopp ngeen ut ay formation bureautique waaw yéen ñëpp maanaam ñëpp ñi ngeen nekk ci côté administration ngeen am formation bureautique nekkul lu compliqué xaw ñu ni defee lettre demande d'agrément parce que tey boo ñëwoon par exemple sama entreprise bëgg a jaay say produit doo ñëw di ma bindal lettre danga may indil dactylographie ma gis ne GIE même boo leen amulee logo mais ma gis ngeen bind tapé xam nuñ koy bindee tamit bien sûr procédure bi
parce que dañuy wax ne ah kii su ma ko passé commande informatique bi est-ce que dina ko mën a lire. dëgg la c'est très important. dëgg la war ngeen ab boîte email am ngeen boîte email mais boîte email dafa war a am nit boo xamante ne régulièrement da koy consulter waruñu leen yónnee mail ngeen toog weer. du ñu am si repos non il faut de la réactivité. waaw parce que des fois mun ngeen am ay ONG wala yenn entreprise di leen contacter même par exemple ci biiru par le biais de émission bi. waaw yenn société gis leen bëgg leen contacter yónnee leen mail nga ne ko ah gisuma woon mail bi. maa la ko wax loolu mënul Sénégal de da ngay woo nit ne ko yónni naa la mail après mu woo la ne la tontu naa sa mail Sénégal loolu la ñuy def. non mais c'est vrai amuñu réactivité. waaw loolu la rek te clair. loolu lu ci am solo la moo tax nag gis nga yooyu moo tax ñuy wër relève ok loolu oui relève yi ñoo ko mën c'est vrai c'est vrai ñun suñu jàng oui amuñu woon yii oui c'est dañuy vrai góorgóorlu rek di fortaatu ay jàmbaar man mii ngeen. léeg-léeg sama doom ne waaye yaay yow yónnee nañ la message de ma ne liiral ma ko gis nga. ay c'est bien te du man dong kon te wax dëgg yàlla bu nu amee gis nga lii ngay wax nii yàlla xam ne ci jamono yi nu ne ci la ñu ne ok gis nga tey ji bu la benn conseil municipal déggoon mairie dina ma ree parce que man su ma fa demee loolu rek ndaxte waa mairie dañuy subventionné waaw à chaque fois mairie ba mairie Hann Bel-Air waaw à chaque fois dañuy doon c'est très dañ bien des subventions dama waaw. leen di wax xanaa yéen bëgg leen xam fu xaalis bi dugg waaw. du ngeen jël ñaar ci ñun ngeen defal nu ngeen former leen ouais. ci li nga xamante ni mooy les législatives di xew léegi nga xam ne ñun fa ñu toog dañ leen di balancer ni fii la li ngeen di joxe woon fii la ñu toll woon lii la ñu am lii bëgg leen ko ouais. ma wax dëgg mère Amélie de yow doo wax dëgg yàlla bëgg nga éclaircissement ma ne melu il faut ngeen am ñu former ouais. ndaxte tamit loolu ñu jël ko ci structure bi man moo ma gënal nag Ouais. ngay dem nag di wuti ay xale yu góor yoo xam ne dañ lay laaj fay lu bolee bare loo leen fay ñu xeeb ko ndax ñoom toujours dañuy xoole maire yi dañoo am xaalis da soo ko jëlee quartier yi nga xamante ne jàng nañu xëy na liggéeyuñu tey jii jeunes yu bëri am na ci sax ñi ngi ñu koy proposé léeg-léeg da ngay gis ñu ñëw wax dëgg ne maire amee yéen li ngeen di liggéey baax na de wax dëgg yàlla ñun bu ngeen nu soxlaa rek bi lay dañ nu koy wax bu ngeen nu soxlaa rek ñëw leen ngeen wax lu bu yàggul sax ndeysaan am nañu fa benn plateau bu ñu def ak waa Hann TV waaw wax dëgg yàlla wane nañu suñu produit yi te presque fayeekuwunu dara doon waaw ñu toog waxtaan comme nii savonnerie toog céréales toog micro jardin lépp lu ñuy liggéey ñu toog ñoom wax dëgg yàlla wax nañ ni yéen bu ngeen nu soxlaa ñëwal mais xam nga boo nu soxlaa ñëwal man dama gëm motivation Ouais, c'est ça. lu ma lay motiver Dëgg la. dama la yàqal sa liggéey C'est vrai. dëgg la macha allah ñu leen di fàttali ne yéen a gis seen émission teewlu Ramadan ñuy waxtaane li nga xamante ne mooy Ramadan mais consommer sénégalais ci Ramadan bi ak lu mu mën a jur ci entrepreneuriat bi ñi ñuy seetaan ci direct Facebook bi ñu leen di nuyu ku mel ni Nene Camara ak El Hadj Niane ak ki nga xamante ne mooy Ardo Bra tamit ak Soxna Sartu bu ñu ngi koy nuyu ci canal Horizon yéen a ngi ñu mën a am ci canal 398 dañuy dellu si waat Mafouja aujourd'hui groupement de femmes yi nga xamante ne par exemple ñu ngi yëngatu ci transformation bi tey jii ñu bëgg seeni produits mën ko distribuer ci supérette yeeg grande surface yi ban yoon la ñu war a jaar ak gannaaw bu ñu utee seen frac yooyu ban yoon la ñu war a mën a jaar ak yan procédure la ñu mën a teg pour mën a egg foofu mën a ñu teg seen i produits. ok donc comme man damay gérer ay boutiques donc je suis très souvent confrontée ay genre situation yi généralement fournisseur li ñuy def dañuy dem ci boutique bi dañuy dem ci boutique yi jëflanteel ak gérant boutique bi ne leen ah man bëggoon naa seen produit ñëw ci seen boutique tout dépend ci boutique bi est-ce que achat yi dañ koy gérer ñoom directement wala entreprise bi moo koy gérer comme par exemple ñun suñu entreprise man maa koy gérer actuellement donc man dama wax sama gérant yi képp ku ñëw bu leen di gàntu mais li ngeen yi ñëkk a laaj mooy est-ce que am nañ NINEA am nañ registre de commerce et bu fekkente ne produit transformé la est-ce que am nañ Fra mais ne que képp ku si amul ñett yooyu jarul ngeen ma ko yónnee parce que bëri naa liggéey donc ñoom noonu la ñuy defee tri bi delluwaat ke registre de commerce ak NINEA ak Fra déjà pour ñi nga xamante ne dañuy def transformation ensuite dañuy def lettre de demande d'agrément c'est une lettre manuscrite boo xamante ne dañuy bind waaw man société bi damay def produit bi ak bi bëggoon naa ngeen référencé ma ci seen boutique loolu bu ñu koy yónnee soit dañ koy yónnee par mail soit ñu jox leen adresse bi ñu ñëw déposer ko en matière physique
loolu buñ ko déposé il faut que ñu yóbbu boole si ay ay échantillons. échantillons parce que ñun tamit comme ñun dañuy am stratégie waaw stratégie commerciale il faut que ñu xool ba xam entreprise bi ak suñu stratégie méngoo na est-ce que man li ma bëgg a offrir comme stratégie commerciale ci sama client final est-ce que à travers produit yi muy proposer mun na si répondre noonu ñun en tout cas en interne noonu la ñuy defee choix bi est-ce que dañuy xool est-ce que packaging bi neex na ma waaw par exemple man bu fekkente ne sama cible ay expatrié la du ma leen defar bi waaw ça c'est clair xam nga nit bët dafa bëgg lu rafet c'est ça tey jii nii man bu ma demee di jënd benn emballage boo xamante ne bii sachet la nekk ak bële plastique la nekk plutôt papier bi déjà de bët bi rek déjà papier bi moo may njëkk a neex c'est clair parce que damay jàpp ne xëy na moo gën qualité pourtant bii qualité bi mën na gën c'est clair mais damay jàpp bële packaging parce que rafet na xam nga bool tey jii bu ma jëlee ceebu jën togg ko ba mu neex li mu gën a neexee ma servi la ko ci pot sàmbar doo ko lekk dëgg la waaye bu ñu defoon bu ñu jëloon mu xam sax daf ko ba mu kii daf ko ci bool bu rafet ba ku béer ak yooyu teg mais da ngay am plaisir lekk donc packaging bi solom delluwaat na foofu c'est très important donc après ñun tamit dañ koy goûter dañ koy ñam waaw soit par exemple man généralement lu may def su ma amee produit bu ñu mën a consommer wala jus dama koy partager sama bureau bi yëpp pour ñu joxe ci seen avis wala bu ñu nekk lu ñu togg si ma partagé ko ak ñi sama yenn collègues yi ñu yóbbu ku nekk togg ko këram après ma nekk yow produit bi lan nga ci xalaat fournisseurs yu bëri dañuy ñëw def carrément ñëw dugg ci bureau yëpp ñu mos wala ñu xeeñ bu fekkente ne parfum la ñu utiliser ko foofu que ku nekk mun na ci def avis am après loolu bu amee aussi il faut ngeen am listing de produits maanaam liste boo xamante ne da ngay am produit par exemple sur Excel pour ñun faciliter ñun suñu liggéey bu ñuy war a passer commande xam nga listing de produit bu ko amee man par exemple dama koy transférer après sama manager yi ñoom ñu choisir ne man sama boutique comme clientèle bi ak bii moo ci am peut-être caakiri bi ak araw bi rek mooy dox keneen ki peut-être bi ak bii ak ceeb bi mooy dox keneen ki peut-être moom mu ngi côté je sais pas Médina peut-être sànqal bi rek mooy dox parce que achat dañ koy adapté à ta cible comme ni ma ko waxee au début donc c'est comme ça que ça se passe après normalement dañuy xool condition aussi de paiement xool est-ce que bëgg nga au comptant wala est-ce que par quinzaine wala relevé mensuel c'est-à-dire que chaque mois da ngay yónnee livraison yi nga def après man ma fay la un mois ça c'est dépend de conditions yi ngay waxtaan ak fournisseur bi après da ngay xool est-ce que mun nga livrer sama site yëpp wala est-ce que boo mënulee livrer sama site yëpp peut-être bii rek nga mën a livrer bu boobaa fii kese lay nekk voilà en gros noonu la ñuy tënkale relation commerciale entre un fournisseur et une boutique après de temps en temps aussi ñun dañuy contrôler aussi suñu fournisseur nañ leen di noter pour xool est-ce qu'il a respecté les termes du contrat est-ce qu'il a respecté la relation commerciale est-ce que def nañu ay ristourne wala est-ce que def nañu ay avantages loolu daf si baax des fois par exemple période Ramadan fournisseurs yu mag yu bëri dañ lay wàññi prix pour nga gën a jënd c'est ça en fait dañ lay wàññi prix yi su ko parce que comme ça yow tamit ku nekk da ciy mën a gis boppam c'est ça parce que c'est un partenariat win-win c'est un partenariat win-win fournisseur ak client partenariat la ñun ñi nekk di même seen visibilité man combien de amoon na ku ñuy liggéeyal ci céréales yi mais dama ko jox idée ma ne ko céréale bi def ko congelé mu ne non congelé bi du ma ne ko soxna si def ko congelé parce que gis naa marque bu ko def donc marque bi bu ko defee yow war nga ko mën a def la dernière fois mu ne ma mais madame Aïdara congelé bi def naa ko mais dafa dox ma ne ko du li ma la waxoon a ngi nii donc parce que on est là pour aider on est une entreprise sénégalaise aussi et on est là pour aider les entrepreneurs sénégalais donc comme on veut les aider nous avec suñu compétence ak suñu savoir lépp loo xamante ne xam nañ ko ci liggéey bi duñ si avare duñ si nay di leen koy jox ma ne ko kon maa ngi xaar congelé yi nit mu dugg si boutique yi donc c'est ça en gros macha allah émission bi dafa neex ba nga xamante ne gisuma ne ni waxtu baa ngi bëgg a dab maman li la dama lay déjà tënk rek nga tënk li nga jàng léegi ma fujal lu mu la wax léegi nii pour li nga xamante ne moo jëmale xam naa ne bu ñu paree numéro yi dañ ko échanger ngeen gën a jokkalante inchallah nga tàgguwaale en même temps téléspectateurs yi du ñàkk ne beneen numéro dina ñëw ñu gën a yaatal dëgg la waaw man lay wax dëgg yàlla li ma ci jàngat mooy li nga xamante ni moom mooy jaay produit bi moom foofu lay yëngu te ñun loolu la ñu soxla
du demee ni ki étiquetage bi wax na ma li nga xamante ni loolu la war a am emballage toujours ñun dañuy emballage moom ak lu mu mënti doon même bu dul céréale mooy jaay lépp loo xamante ni même soo demee di jaay ay tissu sax dangay profiter jël sa emballage teg ki jënd ba pare dem ndax bëggul lu mu jënd fu mu romb ñu gis ko kon te emballage dafa nekk loo xam ne moom mooy jaay lépp ñun nag emballage moom man fii ñu toll nii moom laay wër de moo tax man la yow il faut ñu non dinañ jokkoo ndaxte man emballage bi nee naa la c'est général boo demee marché ba moo fa nekk mais emballage bi nga xamante sa papier ñu def ko aluminium ci biir ba pare ci dañ koy c'est énuméré ndaxte li nekk ci étiquette bi mooy nekk ci emballage kooku moom wax dëgg yàlla dëgg la bu fekkee ni nag mën nañ ñu ko oyofal maanaam bu fekkee ni yow miy jënd boo jëndee quantité bii lii lan la ko jar mais boo yokkoo sa quantité mais ñu wàññi la ko tout su boobaa ñiy def grande production mën nañu yokk seen quantité ba nga xamante ni su boobaa mën nañ ko dugal ci biir bi te du leen gaañ ndax xam nga ko doon produit benn saaku cere ak benn saaku mboq tey jii ñuy pour suñu production bu mujj bi 750 kilos la parce que 500 kilos de mil la ak 250 kilos de maïs kon te xam nga ni production yokku na te xam nga ni quantité bi yokku na te ñun yooyu la ñuy soxla ku ñu ci jàppale il faut nga xool suñu quantité de production nga duñu yem ak ki nga xam ne day ñëw jël tuuti emballage ñun dañu soxla emballage prix en gros la ñu waaw incha allah jàppale sa aaju sax lépp lañ ciy def waaw jàppale sa aaju faju kon d'accord looy tàggoo waaw man maa ngi sant di gërëm di wax di doyalu ma nag maman Aïcha waaw dañuy ñëwaat damaa mos a bari wax de dañuy ñëwaat doyalu ma de ñun ñi doyaluñu man seetlu mu woon damaa def ni xool gis ne ay baa ngi doyalu ma ndaxte yéen fi mu nekk de da ngeen a laal benn branche boo xamante ni man dama ciy yëngatu te branche boobu xam naa beneen yoon nag ndaxte li ngeen wax lii yëpp surtout bi ñuy wax ci la qualité de ki nga xam ne mooy formation formatrice bi ak ñi mu war a nekk ak ñi nga xam ne ñooy liggéey foofu moom ku dëkk ci développement dund ci développement du ko jafe te ñun macha allah ci loolu la ñuy wéy ci loolu la ñuy dund wax dëgg yàlla te loolu la ñu xamante ne moom mooy doxal gox mooy doxal réew mooy doxal lépp luy organisation féminine man wax dëgg yàlla kontaan naa trop wax dëgg yàlla ci li nga xamante ne invitation bi di gërëm waa ITV di leen ñaanal yàlla fu ñu bëgg egg ñoo ko xam yàlla na leen fa yàlla yeggale waaye sa kontaan naa trop wax dëgg ndaxte invitation bi nag dafa insister sax wax dëgg yàlla pour ma ñëw waaye du dara dama amoon yeneen yoo xam ne dama ci nekkoon rek damaa bari pexe xam nga yaa ngi may woyoo léegi l'homme de 12 métiers am na yu ma laaloon xaaral ban dajewaat yow moom il faut bu ñu paree dinañu macha allah 2 minutes moo ñu dese Mafoudia lan ngay tàggoo rapidement ok je remercie donc ITV le plateau bi vraiment neexoon na trop man tamit am naa si jàngat parce que on apprend tout le temps maa ngi lay remercier Aïcha aussi ci reconnaissance yi parce que coach business yi bëri nañ fi mais man nga si tànn donc maa ngi lay gërëm di la sant sa sant bi rek nga war a changer mais maa ngi ñaanal ITV mu fi mu bëgg a egg mu weesu seen njort te xam am naa si yaakaar ndaxte ñi ko guidé ñu xam seen liggéey la donc yéen ñëpp ay ñu compétent la te compétent moom bu compétence bu amee entreprise bi day jëm kanam rek macha allah jërë ngeen jëf dañ leen di sant maman nag dina am beneen bés boo xam ne dañuy ñëw d'accord parce que dafa am loo xamante ne maa ngi ko bëggoon laal mais émission bi neex na ba laalu ma ko mooy ñi nga xamante ne dañuy ne entrepreneur lañu ay transformé dañuy liggéey ba pare bu ñu liggéeyee at benn bés ñëw xew ñëw dañ ma ngay dañ ma nii ñu yàq ko fa waaye loolu dañuy bàyyi beneen yoon ñu ñëw waxte parce que tey mercredi entrepreneuriat la ci teewlu mais bu ñu ñëwee ci société sociale boobaa dinañ ñëw ñu gën a xuus si loolu seen émission teewlu Ramadan la woon ci ITV la télévision ici et ailleurs ñu am mbégte di ànd ak yéen saa su ne di leen gërëm tamit ci li ngeen ñuy teewlu di leen jox dig daje suba incha allah ci beneen numéro teewlu Ramadan jërë ngeen jëf. Merci beaucoup.